aina dunia betenne ni lafta kuja masoro la dunia dokuoke kuja ni sama le befala ay hostadi. Bon, asalaamaaleykum, maa ngi nuyu mbokki Sénégal di nuyu ñi nga xam ne ñoo toog ci saal bi ñu seetaan di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ci liggéey bu ñoo def ni maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant. bu ñu sant yàlla julli ci le prophète Mohammed maa ngi sant sama ñaari waajur ñu ma may possibilité ba tey ma nekk ci li nga xam ne mooy liggéey bi ñu nekk nii. Bon, Aziz, témoignage bi may laaj ci nga xam ne mooy Khadija Souaré pour ma wax la ci dana ma neex lool parce que ndaw la boo xam ne mën naa wax ni bon commencement ci liggéeyam ci liggéey bi ñu nekk nii boo fu mu toll nii ci sama loxo la jaar man maa ko ci tàggat bu mu nekkee distributrice leadership top leader ba assistant kon kooku pour mu wax ci moom dina nekk lu xam ne moom dina ma neex. Khady Souaré li ma xam ci moom moo di ne c'est une femme d'affaires mais jigéen la boo xam ne jigéen bu mën góor la kuy nangu dégloo la loo ko wax mu def ko loo ko bàyyi la mu bàyyi ko. Elle travaille avec des principes mais itam dafa nekk ko xam ne ku ñeme relever défi la. yàlla dogal na bu mu commencé liggéey bi ni ma ko jàpp ci loxo yóbbu ko terrain woon ko liggéey bi mu nekk foofu di liggéey ba nekk ci top leader assistant. Elle a fait ça dans 5 mois yombul mais lu tax mu am loolu dafa ñëw rek dégal ma lépp lu ma ko wax mu def ko lépp lu ma ko bàyyi la mu bàyyi ko mais itam suñu liggéey dafa nekk loo xam ne soo ci duggee quel que soit les alphas parfois day neex parfois day metti mais moom damay gis ne moment bu nekk dund na ko ci liggéey bi malgré ko yàggu fi mais am na ci expérience. lu tax mu wax ne am na ci expérience parce que dund na lu neex dund na lu naqari te loolu li ko ko permettre pour mën ko surmonter c'est-à-dire mooy conseils yi nga xam ne ñu koy jox à chaque moment ko jëfee mu ci bàyyi xel loolu moo ko permettre tey mu arrivé fi nga xam ne moom la arrivé tey jomb ko nag parce que dañ ne nit ki lépp looy def rek soo liggéey rek gëm ko rek bàyyi lépp ci loxo yàlla suñu borom dis-toi un jour viendra ko da ngay récolter les fruits. fu ma mën a jaar ak moom mu xam ne itam na ko gis naa ne moom woone na njàmbaarte étant donné ko maanaam distributrice jusqu'à l'assistant et la montée en travail clochard positif même. bu mu nekkee assistant bu fu mu toll nii encore une fois parce que gis naa ne moom na ko yokk na détermination yokk na itam la woon na courage am boo yàlla may ko tey encore une fois de plus franchement mu wone boppam njàmbaarte boo xam ne itam moo ko permettre mu yëg si fu mu yëg si tey. et ku dégal ay waajuram la lépp loo bëgg a def rek. def ma wax ne maanaam sama yaay ma xam ne kii ko bëgg waajuram la kon quel que soit les alphas maanaam na cofeel ba mu am ci seen waajur mu ñëw fekkaat ñu fii laa ne déggal ñu gémmoon naa ne bés dina ñëw dana gis boppam bu baax a baax ci liggéey bi te li ci kanam rawul. En tout cas man sama xel dal na ci moom te am na li ma def ci moom ci formation par rapport suñu formation marketing bu ñoo def nii gim naa ne su ko favoriser quel que soit les alphas du mos a des gannaaw ci biir naaw leen li ci des nag. bàyyi nañ ko ci loxo yàlla parce que ñu ñëpp dañoo sababu lekk yàlla rek mooy maye macha allah. et li ma gën a neex ci moom moo di ne tey dem naa ba seen kër gis naa lu ma dund ak waajuram yi mais damay gis ne papam daf ko jël def ko xarit si ci moom rëpp di bàyyi xel ci moom bu baax a baax a baax a baax a baax moo tax lépp lu ma ko mën a jox ci paiement sax su demee dama wax ne dama ko yóbbu sama papa. sama papa sama yaay ma xam ne kii encore une fois de plus quel que soit les alphas dina yëg fu mu war a jëm encore. En tout cas daal vraiment c'est une fille boo xam ne la wane ko encore elle est positive liggéey bi nag am na jafe-jafe dund na ko fii itam mais jafe-jafe yooyu yëpp la wane li ko permettre tey mu gën ci parce que itam daf ko surmonter mais dafa nangoo muñ te nit ki nag soo muñee rek su yàggee rek il faut nga muñ yooyu dund na ko fi. képp ku wax ne nag mën na nekk ci liggéey buy arrivé au chemin te am ay quelques obstacles soit que maanaam pare duñu la dégal non mais il faut que nga gëm ne fi mu nekk laa la wan man maa war a ñëw relever le défi ñu xamalee ne li ngeen wax aaye daan woon ne lii laa mën a def pour ma mën a yegg si foofu. moo tax ñu ngi ko ci sant bu baax a baax a baax a baax et di ko ñaanal bonne continuation ci kaw ci kanam encore une fois de plus pour moo di ne yàlla may ko li nga xam ne moom la bëgg ci liggéey bi. Aziz ñu ngi lay remercier bu baax et je remercie tout le monde
et plus particulièrement pour les personnels qui sont dans la salle. Diouf Bayou, merci beaucoup. waaw kay mbokk yi comme ni ñu koy defee saa su nekk xam ngeen ne événement de taille yu day nii bu amee dañuy daal di dem ci ki nga xam ne nag moom moo waral nag bokk na ci ñu waral bés bi tey nag ñu daal di ñëw seet si ki nga xam ne mooy Khadija Souaré madame Sy nekk fii ci Xaar Yàlla jàkkaarloo ki nga xam ne mooy way juróom bu góor ñu di ko laaj lan la xam ci ki nga xam ne mooy Khadija Souaré ginnaaw ba mu ko yoree waaye ginnaaw bi mu ko juree ndax na ku jur ci nga xarab baa nga gënam asalaamaaleykum papa. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. papa tur bi naka la. man Abdourahmane Souaré laa tudd. tey bu ma la doon laaj ci sa doom ji muy Khadija Souaré ana lan nga may wax nan la nekkee ak yéen. Khadija Souaré daal jur naa ko yar bu mucc ayib yaru diine islam jàngal naa ko français jàngal naa ko alquran jàngal naa ko ay julli yaakaar naa na encore mu ngi koy respecté. digal naa ko la lu rafet ko mu àndal mboolem ku mu àndal naa jëflante moom mu jëflante bu rafet mu respecté ko comme mu respecté waajuram wala comme mu respecté boppam loolu laa ko digal. ndeysaan ana la nga koy ñaanal. maa ngi koy ñaanal avancé fu muy liggéey kon ko yàlla def na mu am na jëkkër. la yàlla na si am barke mu am ay doom yu am barke. amiin. mu am doom yoo xam ne mën na fekk seen njëriñ. amiin amiin donc gis ngeen ko noonu muy ay témoignages yoo xam ne xolam fees na ndax nag dañoo ñëwal fii nga xam ne mooy Xaar Yàlla daal di jël loolu ci papa jërë ngeen jëf. ok asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax comme ni ñu koy faral di waxee rek aussi di wax ñëpp aussi asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu. mais ziar aussi l'ensemble aussi nga xam ne képp ku yeewu ci Sénégal aussi l'ensemble de SMD rawatina aussi Dadi direct marketing aussi ma leen di Diouf Bayou bu baax a baax aussi di nuyu si jamono man la assistante Khadija Souaré maa nekk DDM7 ma leen di nuyu bu baax a baax aussi surtout mu def ma trop plaisir aussi ma ñëw wax ci sama cadre de carrière malgré aussi peut-être aussi mën naa ne yàggu ma fii tuuti. mais d'une manière très bref rek aussi toujours ñu mën a résumer lépp aussi parce que mënuñu wax lépp ñu tënk ko mais nag su ma juumul aussi tey bi ma intégré ci biir DD maa ngi intégré 2013 amoon na fin 2013 aussi laa intégré fiche de recrutement bi aussi maa ngi ko jotee personnellement aussi sama loxo papa maa ngi nga xam ne aussi maa koy saluer bu baax a baax aussi jëmmam moo tax aussi ma ñëw intégré li nga xam ne aussi biir DD aussi mu nekk peut-être aussi sas boo xam ne bu extraordinaire la. ma accepté aussi toujours mais nag comme bi ma ñëwee comme ñëpp rek jël sama fiche malgré ma ñëw indi def li nga xam ne mooy entretien ak suma gérant monsieur Ndour ma koy saluer bu baax baax di ko Diouf Bayou aussi mu nekk koo xamante ne aussi ku extraordinaire la macha allah motivé ma malgré peut-être premier jour bi ma ñëw deuxième jour bi ma ñëw confirmé waat mais nag bi ma yóbbu terrain comme tout le monde rek defal ma test. affaire bi jaar yoon aussi deuxième jour ma ñëw confirmé waat démarrer comme tout le monde mais nag comme rek motivation pleine aussi toujours mais nag ki ma gën a motiver su ma jum sama papa aussi bu baax a baax motiver na ma parce que malgré rek ma jël fiche bi mu jëlee ko ci loxoom loolu mooy sas tey jii macha allah aussi mi may gën a motiver encourager aussi pour que doomam amaana bu amee liggéey aussi macha allah aussi du ko mën a sonal aussi ci lu bëree bëri bu baax a baax toujours malgré mosuñoo liggéey mosuñoo xam lan mooy liggéey. mais déedéet aussi li ñu njëkk liggéey aussi mais sant yàlla bu baax a baax mais nag comme ni ñu koy faral di waxee toujours rek ma commencé démarrer aussi affaire yi malgré man nag sonn ma ci liggéey bi bu baax comme ni ñu koy faral di waxee malgré da ngay gis ñoo xam ne dañuy intégré ci liggéey bi sentir ne aussi liggéey bi dafa metti mais tout est psychologique peut-être dama ko jëlee woon ak amour ak benn passion ak benn engagement aussi def liggéey boo xam ne bu clochard la comme d'habitude rek ak benn motivation sauf supérieur sama supérieur. à l'occurrence de monsieur Ndour tout le temps aussi bu ma nee defal lii ma def bàyyi ma bàyyi ma topp rek ay tànkam aussi mu may wax bu baax a baax su ma ñëwee bureau ñu conseil ma su ma dem aussi sama papa ne ma jàppal aussi bu baax a baax ma ñëw gën ko détailler encadre aussi liggéey bi ñuy def aussi marketing communication bi ñuy def gestion management en ressources humaines mu nekk aussi sama passion ma yàggoon ko bëgg aussi malgré ma ñëw di koy def aussi noonu laa ko dundee may dem ci terrain aussi comme tout le monde aussi passion bi rek boo koy dund sur le terrain da ngay doo sentir coono parce que doo sentir tamit métti na et tout ça malgré métti na mais nit ki yaa ko jël psychologiquement aussi am noo koy liggéeyee pratiquer ko sur le terrain aussi mu apporter résultat yoo xam ne macha allah day neex man noonu laa liggéey ba jusqu'à présent moment bi ma toll nii amaana
dunduma ci benn jafe-jafe quoi parce que par exemple dama ko jëlee psychologiquement et tout ça parce que damay sentir tout le temps parents yi ñu may encourager gis nañ bëgg naa liggéey bi sonaluñ ma ci benn yoon ba jusqu'à présent aussi may sant yàlla bu baax a baax aussi toujours di lancer waat benn appel à cas de jeunes yi tey jii bu ñu nekk ñoo xam ne peut-être aussi dañuy feignant lépp détermination la engagement aussi toujours ak benn volonté boo xam ne tout le temps moo lay excité parce que si boo dee am nga un objectif yaakaar naa bu ci xaar lu metti xaar ci lépp loo xam ne toujours aussi ay obstacle la boo xasee ba démarrer teg benn tànk rek xamal ne àdduna lépp obstacle la mais nag toujours yooyu ay raisonner sa vie nga jël li nga xam ne aussi toujours nga sécuriser li nga xam ne mooy ses objectifs toujours sa environnement nga xam ne aussi ku bëgg dara rek di nga def dara aussi toujours nga mën a sécuriser lépp li nga xam ne mooy toujours comme ni ñu koy faral di waxee la persistance parce que si tu vas avancer aussi malgré il faut fermer toutes les portes bu baax a baax nga mën a concentrer sur ses objectifs xam nga ne yomb na yombul malgré dina am ay critiques mais parents yi nag toujours ñu war a mën a comprendre seen doom yi mën leen gën a appuyer bu baax a baax di leen encourager ñu xam ne liggéey bi méttiwul liggéey bu noble la malgré man mi di wax ak yéen tey ji su ma génnee jël sama sac ba wàcc ni sur le terrain dama am benn fierté te aussi yàlla daf may sutura en telle sorte que aussi du ma ci tollu benn jafe-jafe damay génn liggéey ak tout le monde Diouf Baye ok noonu laa koy liggéey bu baax a baax aussi yàlla di ñu jàppale ba tey ji ma toll toujours parce que lépp ci motivation la rek motivation bi ñu intégré ba léegi moom moo ñu fi tenir ak passion bi nga xam ne bu ñu jógee den aussi moom moo ñuy encouragé bu baax a baax macha allah aussi ñuy santat yàlla bu baax di ñaan yàlla lépp loo xam ne moom mooy yokkuteel yàlla dafa ñu cat ak seytaane aussi ba anniversaire bi ñu demtal aussi yàlla mel ñu commencé ko ci bismillahi rahmani rahim yàlla ñu mottali ko ci alhamdulilahi rabbi alamin aussi di Diouf Baye l'ensemble des dem rawatina aussi des dem seet aussi ma leen di Diouf Baye bu baax a baax aussi merci beaucoup ma leen nuyuwaat bu baax a baax aussi Diouf Baye Zat merci beaucoup